patati patata quelque chose boo xam ne c'est opposé l'opposé de nit ñu décrire ci Adji Sarr l'opposé de fi mu jaar ci Dakar ñi ko jot a xam fi ñu jaar a jot ak moom ñi ko xamoon jegee ko xam amoon na ay far amoon na benn gel bu waxtaanee ne su ngeen bëggee xam Adji lu muy saf laaj leen ko Sidi Mbaye Sidi Ahmed kim ñu bëgg a présenté tey naan sama xarit la xam nga ñu ay nante lañ bu nit ñëwee naan la sama nijaay la ci man sama xam nga am na gel bu ñu ko waxoon ak ñeneen ñu nekkoon ci marché yi jaaykatu téléphone yi jaaykatu fëgg jaay yi jaaykatu fonde yi jaaykatu pataas yi ñépp wax nañ seen wax ba noppi parce que wax nañ ñin xam ci ndaw si tey jii nag ñu dem bon c'est tout à leur honneur ay mbokkam aussi ñu jéem a naay sel wax lu parce que aussi affaire mbokk dëgg la mais li ci gën a graaw mooy nu mu tudd waa leeral nee na ñooy dañoo ay en communication sensibilité sénégalais yi da ngay dawal tuuti jox maam yi ñu wax jox mag ñi ñu wax nga wut ay kii après bu ko defee ils seront seen sens yi day ubbeeku ci nangam sangam ba pare nag ñuy doo ko joxe ñoom liñ tudde bombe mais ku xool ndaw si tey tu as mal quelque part man je me lay wax benn affaire amoon naa nag yërmande parce que yàlla dafa dem man jigéen moom wax dëgg yàlla am naa ci moom yërmande amoon naa yërmande ci benn xale bu ñu këf xam nga dafa mel ne exemple bi dafa mel ne kenn ci ñoom yëg ne damay watu ji fenn mu yëg ne fii lay watoo ñu yëg ko kenn ci ñoom yëg ko léegi ñu xool ki may wat bi ñu ko yëgee te bëgg maa gaañ ñu xool ki may wat ñu ne ko bu fi ni daf ñëwee di watu si dañoo bëgg nga ni moo sàcc say tondeuse dañoo bëgg nga ni da doon sàcc karaw yi mu fi doon fekk pour liggéey leen dañoo bëgg nga ni dafa nangam sa sàngam wax ko borom watkat bi affaire bi nag laa leen di wax de pour ñun ñëpp xamee nañ ko noonu mais comme dañuy waxtaan rek pour bu ko defee yaa ngi dégg le fait que dama doon dem ci watkat bi loolu dootul nekk une évidence ñëpp a koy xam parce que dama doon dem ci watkat bi léegi liñ Sénégalais yépp war a jàpp te mooy l'essentiel mooy est-ce que gëm ngeen ni damaa sàcc tondeuse jàmbur bi ak karaw yi ma fekk wala xam ngeen li ngeen mën a xam rek mooy doon naa dem ci watkat bi bu fekkee doon naa dem ci watkat bi loolu du problème parce que sama bëgg-bëgg bopp la may dem ci watkat bi ñépp xamee ko noonu léegi nag bu fekkee am na samay noon yoo xam ne dañoo bëggoon yàq sama koñ ci sama der ci koñ bi ñu ne watkat bi yokk ci lii waxal nangam bu ko defee ñun sax dañ ko mën a porter plainte wala dañu mën a yàq deram ci koñ bi loolu lañ defloo Adji Sarr loolu jàppe naa que ni ñun ñëpp xam nañ ko du ñay xale yu ndaw lu mu ndaw am nañ tuuti xel mais dañu koy waxtaan rek suñu biir exemple rek moo leen di joxe xam nañ Adji Sarr fii président Ousmane Sonko demee di defee massage fa lay liggéeyee ñu ne yëg ko léegi tey boo déggee wax ji ci waxu gel bi doon wax dama leen di fàttali amatuma ci moom benn yërmande moom dafa dàq teesu complot teesu oto yi ko jël si dañ xam ñan la teesu ñi ko bindal compte yi ñi ko bindal plainte bi avant viol bi teesu avocat yi mu doon gis bien avant tout ça ñu ko ci jox ay conseils ak ñeneen ñi ci doon wax ñeneen ak Birame mi ci waxoon ya 1 mois moom tey ci discours tayam loolu yépp da ko effacé léegi daal daa bëgg a génne ci bopp Sénégalais yi comme quoi que ni amul woon beneen démarche bu dul fee yi ma leen di tegal te fee yi ñépp xam nañ que ni am na lu ko précédé am na lu xew avant am na gisante am na toog ak ay nit am na li occasion la léegi li ñu mën a xam ba xam ko mooy ñooñu ñoo ne ko defal nangam ak sàngam comme xam nga diw fa lay maase woo dañoo bëgg nga def nangam ak sàngam loolu mooy problème bi du leneen est-ce que dafa dem maase wu ji ñun ñëpp d'accord nañ ko yëg nañ ko xam nañ ko du suñu problème loolu bu ñu àggee ci jugement de valeur bu leen neexee comme neex nga ni war fa woon dem waaye kërëb yaa ko xam sa interprétation bopp la mais ñun li ñu intéressé ñun Sénégal yi te suñu téere yi tëgg ko suñu constitution ak suñu loi tënk ko mooy est-ce que waa ji
ñii jàkkaarloog yéen jàppaleen ay xaar li ñu leen wax da ngeen koy gëm mooy waa ji daa dugg ci benn kër yor ñaari fetal violé benn gel boo xamante si nii mujj bi moo yoroon xaalis di corrompre beneen co-masseuse bi moo ko doon wax génnal ñu violé ma moo doon snap di fecc yor xaalis jamono jooju kenn xamul fu mu ko jële di foo di béggee di ree de noppi dem di toog ak waa APR di ànd ak waa APR di seeti ay avocat APR léegi bu nit jàkkaarloog ñëwee ci yéen toog ak yéen pour waxtaan ak yéen ci loolu kon kooku respecté wu leen parce que ki la respecté wul mooy ki jàpp ne mën na la manipuler n'est-ce pas ki jàppe que yow tey une chose boo xam ne bu ñëwee avec son cerveau day ñëw rek nax la parce que yow amoo cerveau donc dans tout ça lu ñu ciy jàng mooy xam nañ ka ni par exemple doon na fa dem xam nañ ka ni am na ay adversaires yu yëg ne par exemple doon na fa dem ñu ne naka lañ mën a créer loolu nag mooy le mot complot moo tax jëm kaw jëm suuf le mot complot kenn mënu koo génnee ci centre wax bi centre wax bi wiiri jaari ndaar yi le mot complot mooy début bi mooy fin bi te nag dañoo bëgg a dindi suñu attention ci dañoo bëgg a dindi suñu concentration comme quoi que ni le mot complot boobu tey moo indi 17 morts boo leen ko fàtte de buñ sañoon suba buñ xëyee ñu ñëpp waxee Adji Sarr ak déclaration bi la ñu tey jii ñëpp mbetteel la ñu am ci waxu Adji Sarr bi mais lu ñu bëgg ngeen fàtte ko mooy ñu xëy suba yéen ñëpp ngeen fàttee wax 17 morts yi fàttee wax milice armée bi fàttee wax nervi yi fàttee wax des enfants yu nekkoon seen ay balcon ñu tiire leen toj seeni bopp ñoom loolu lañ bëgg ngeen fàtte ko loolu lañ bëgg ngeen fàtte ko ndax kii maase na ma ndax maase déedéet ñun on s'en fout de ça ba waxu viol moom kenn sañatu ko wax Sénégal mooy nit ñaa ngi nii toog collègue yaa ngi toog co-masseuse yi ñu ngi toog ndaw si mi ngi toog te yow déggal nañ la sa antécédent nit ñi wax nañ fi nga jaar yépp wax nañ ci sa antécédent nga ñëw nañu yow moomu noonu mu ñàkk crédibilité boobu bu ñàkk histoire ak réputation bu baax yaa war a jàkkaarloo ñun wax ñu gëm la sur parole ay fen yoo xam ni même ku crédible même ndaw soo xam ne dafa crédible su ñëwoon ne kii damaa fekk fii ci watu sama co-masseuse ci watu sama collègue yi ci biir kër gi violé ma fi nit koo xam si nii nee nga premier jour mu la gis la ne la yii kon mënumaa dem te laaluma la premier jour la la gis rek daat ne foog ma laal la yow nga yaakaar nag may maasal foog ma dóor la premier jour mu gis la te nee nga ci premier jour boobu def na ay investigation ci mais yow la kan yow la kan ba kooku noonu ci premier jour boobu muy ñëw foofu musulaa gis def na bien avant boobu noonu def na investigation ci yow xam na fi nga dëkk xam na sa tur xam na yow jour boobu yow yaa fay nekk te nee nga mi ngi lay doog a gis ci premier jour boobu noonu mi ngi lay doog a gis te am na information yooyu yëpp ci yow te nee nga jour boobu daf laa gis mu nga maase ko rek mu ne foog ma tëddale yow moom déedéet du ma la bàyyi nga dem ñeneen ñi dégoon foog ma tëddale te daf laa dévierger te ñun gis nañ ay jaaykatu pono ay jaaykatu cere ay jaaykatu kérosène ay jaaykatu péton ay footballeur professionnel ay nappkatu ñëpp gis nañ leen ñu ne yow seen dara pay ñu mën nañ koo dessiner il faut nga respecter Sénégalais yi boobaak la ñu ngi lay suturaal sa jigéen nga am na kalaama boo xam ne waruñu faa wax ak yow mais bul ñu jàppee des cons loolu boo taxee wax ak Sénégalais yi képp ku la joxoon tuuti crédibilité à partir de moment boobu dafa war a baare sa tour ne kii am naa fekk la moo tax man ay affaire yërmande yi dama ko teggi sama diggante ak yow donc kooku noonu moo ñëw ne leen ci jour boobu noonu kooku di ma doog a gis amoon na information yépp ci man xam na fi ma dëkk xam na ni jour bii maa fay nekk xam na sama tur xam na sama lii kooku moo ñëw sama co-masseuse yi ñu ngi woon ci côté bi mu dévierge ma allahu akbar ay waa jile man meen lii mun ma koo nelawaale dama noonu duma live mais lii mun ma koo nelawaale te génnewu ma ko il faut que nit nga bañ a respecter doomu aadama yi dëgg pour tenir leen histoire bu mel nii mais soo xoolee ndaw si tey lii yëpp dañ ko dicté xamuñu lu mu takk ci nopp yi ba pare on sent très bien que ni dañ koy dicté li muy wax et tu sens la peur tu sens que ni les gens yi ko tiim ay bureau lañu ci moom mais kii ñii nii bu àndoon ak sagom ñi lay porter plainte ñi ko teg lii du Ousmane Sonko lay porter plainte parce que kii naqar bi muy dund guddi ñu toll nii ak pression bi muy dund guddi ñu toll nii mais ñi ko teg ñi ngi woon noonu taxaw ak ñi leen yónni mais c'est très grave il faut dem leen ngeen xoolaat vidéo ngeen xool le regard de la fille suñ ko daggee su demee ba wax benn toj ñu dagg ko allez ngeen xool son regard mais elle paye les conséquences de ses actes moom moo engagé wu ci affaire boobu loolu mu engagé wu moo indi 17 morts ils essaient de nous faire croire que ni amul woon ñu ko yëg avant
amul ñu ci liggéey avant amul bureau yu mu dem toog avant amul luñ ko ci dig avant amul ay kilifa yu ci dox avant amul ay avocat yu ko ci yëg avant. Elle essaie de nous faire croire que ni non après ma dem patati patata jour boobu bi mu ñëwee d'accord yow daal kon da ngaa demoon créer les conditions pour que ñu violer le jour boobu noonu te sa co-masseuse bi yi àdduna bi yëpp yëg nañ ko moom yëgu ko kay ka fay liggéey ka la embauché moom yëgoo ko te nee nga tu lui fais confiance nit ku baax la waxoo ko sa co-masseuse bi waxoo ko mais pare nga pour wax ko ay Sidi Ahmed ak ay waa membre APR mais ñi nga nekkal nii te nga wóolu leen dëkk ak ñoom waxoo leen que ni seen waa ji daf maa def nangam ak sàngam. Adji Sarr yaa ngi déconné nag yaa ngi bëtt pono yi Adji Sarr yaa ngi peeral pono yi ku baax nan waxante dëgg nag ah non déedéet nit nag moom mën ngaa con bépp con mais waroo àgg ci niveau bi ba teggil sa tànk copain ah non mais yow ak ñi la wër mais yan façon nit ngeen est-ce que yëg ngeen que ni Sénégal ci dëj la nekk est-ce que xam ngeen que ni sunu xalifatu al muntaxa mi ngi dox jàmmi tànki jàmm ngir réew mi am jàmm est-ce que yëg ngeen que ni maanaam mbir mi kenn waru koo tudd turam bu sell boobu di ko boole ci mbir mi mais njaboote gum njaboote sénégalais ak yërëm gum yërëm sénégalais ak bakkan yu muy bañ mu rot tax na mu jël kàddoom di ko ci àddu ngir mbir mi calmer ngeen dewaat ñeen neen yokk ci ay fen yoo xam ne xale yu ndaw yi sax tey dañoo tëddiwaale képp ku tëddi tey da ngaa tëddiwaale ridicule bi nekk ci Adji Sarr ak maître El Hadj Diouf ak ñi leen yónni ak ñi toog fële daan fexe leen rek ba mu wax ne ñun bokkuñu ci na ko wax de na wax que ni ñun yëguñu ko woon fexe leen ba ci discours bi na tudd que ni kenn yabaluma na waat kan mooy waat yow yaay waat yow bul déconné barke ay bul waat waaye yow pour ñoom plan de communication bi mooy naka lañ mën a changer tendance bi vu que Ousmane Sonko est sorti glorieux de tout ça il faut message ba leen Dior Diagne waxoon day dellu si waat nan casser son image parce que là il est en train de prendre son envol il est en train de prendre son envol il a gagné il faut que même suñu dul dem projet il faut que ñu damm tànki ba sympathie bi mu am nii ba nga xamante si nii manifestation bu waree amaat sax crédibilité am day wàññeeku donc nañu yónni Adji Sarr parce que bëggoon nañ mu njëkk a wax bu njëkk lañ bëggoon mu njëkk a wax comme gars yi dañ leen kar ñu reculé waat léegi cette fois-ci ñu ne comme am na avantage sénégalais yi ils sont avec lui essayons de casser son image message ba ma ngay dellu si waat bu leen fàtte message Dior Diagne bi te bu leen fàtte aussi waa leeral boobu nan ñu wax yan relation lañ am ak waa APR ay Dior Diagne ak beneen gars yi xaw ma daam na na kërëb kan ci ñoom moo ndayele kan ak kan yan relation lañ am waa APR yi nañ ñu leeralal seen diggante ak leeral point net boobu bëgg nañ ñu leeralal ñu ko waaye gars yi respecté leen Sénégal yi des gens sont morts su ngeen di def ay mbir ay tooxi doona ba mu am ay bakkan ci rot mais rus leen Sénégal parce que seen sortie bii nii mën naa taalaat réew mi ku du commencé woon giif day commencé mer Sénégalais yi ñu ngi commencé woon giif mais léegi dañoo commencé woon mer ndax biñ ci déggee Cheikh al Muntaxa kenn mënu koo booleeg mer lu mel noonu parce que mbégte la bu ñu jógee ba al Muntaxa impliqué wu de manière flagrante ci suñu ay mbir pour régler ko mais mënatuñoo mer suñu xel day dal mais yéen mbaamu xaraam yi seen lii nii mi ngi commencé waat yëkkati mer bi gars yi commencé woon dëfal yërëm leen Sénégal y a eu trop de morts mais ne pensez pas que nous allons oublier ça. Vous avez tué plus de 17 personnes. Et on doit en parler. On doit écrire ce livre histoire comme quoi que vous avez tué 17 personnes. Et on doit écrire que vous aviez une milice armée et que cette milice marchait à côté de la police. Ah non. Les vrais bails sont là. N'essayez pas de faire diversion aux Sénégalais. Parlons de la réalité des choses. Moi, vous avez tué 17 personnes. Vous avez des milices armées et ces milices armées-là marchaient à côté de la police. Il faut ngeen wax ci aale kàlla gi te ngeen bàyyi seen tappale yi ngeen dem jëli ab Adji Sarr. Adji Sarr munul saltel deru jigéen ñi parce que jigéenu Sénégal ku ne xam na ne du lii moo koy représenté jigéenu Sénégal. boo dee seetlu problème bi ñi ci gën a engagé gën koo naqarlu ay jigéen lañu mais nag société bu parfaite amul fenn foo dem am na ay brebis galeuses foo dem am na ay nit yoo xam ne elles sont capables de tout donc on va pas dire que ni yàq na deru jigéen yi yàqul Papa Ndiaye
deram bu mësul baax boobu la gën a yàq. mais wax ñu naan ñu aji yar nañ ko fii aji dem fi yéen aji laaj leen uude yi laaj leen apprenti car yi laaj leen footballkatu nawetaan yi laaj leen rappeurs yi laaj leen journalistes yi laaj leen ñoom kaal yi ak ñoom Tamsir dem leen ngeen laaj leen Adji Sarr waaye témoignage yi génn na ci internet bi su ko baax bàyyi la ñu yéen di def ñëpp Sénégalais ñoo commencé woon di yërëm ak di ko suturaal comprendre nga di xool jëmm ji ndax jigéen la ndax Sénégalais aussi lu mu dee am na certaine yërmande ak benn worma bu mu am ci jigéen mais jigéen bu ngeen demee ba di ko yërëm yii di am jour bi ngeen nekkee ci dëj ci diggu dëj bi ngeen nekk moor yi tey ji la beneen booy bi Chérif Mané tey la dee te am na yeneen malade yu tëdd ci hôpitaux yi jamono ji Cheikh Mountakha génn commencé dëfal xol yi ak dalal xal yi ngeen yónni Adji Sarr mu ñëw di wax des choses à dormir debout mbir yoo xam ne xel mënu ko nangu mais yéen si vous dites que vous respectez le Sénégal wala da ngeen di apaiser wala vous voulez faire un dialogue pour que affaire yi calme wala da ngeen def discours pour apaiser mais vous mentez c'était juste pour faire semblant mais dans la réalité du terrain gis ngeen ni tey jii ni sorti Adji Sarr bi vous êtes derrière tout ça il n'y a pas de respect amul leen benn yërmande ci Sénégal amul leen benn respect ci Sénégalais yi parce que il faut ngeen jàppaleen vraiment ay mouton pour ñëw indi seen clown boobu mu toog ñu koy dicter des trucs dans l'oreille à l'oreille muy wax ay waxi dof des choses yoo xamante si ni am xar sax boo ko respecté war nga ko rusa wax yooyu premier jour mu gis ma après mu ni ma non yow ku mal la yow mënuma laa gis dangaa yaakaar noonu lay yombe naa la bàyyi noonu nga dem ay doomaraam ngeen mais c'est même pas le langage de man même man je ferai jamais des choses comme ça c'est même pas le langage d'une personne même un malade mental bu ñëwee fekk la ci benn endroit nga am noo mel il va prendre ton numéro vu que ni personnalité la peut-être il va jouer de ça il va prendre ton numéro il va essayer de te voir mais du la violer même benn nit bu ñëwoon mu gis la ci ab salon mu bardé la wala ni nga mel neex ko il va te donner son numéro ou prendre ton numéro mais il va pas venir te violer fu ay nit mais come on man nigga come on man Adji Sarr teggil sa tànk bàyyil cere ji ngay tuur yaa ngi déconné kooku bu demee ba nga xam ni am na ci yow ay yëg-yëg mais du nekkul sax ci foofu lay def ak yow lu muy def ak yow il va prendre ton numéro la moindre des choses mooy di ngeen am benn contact à l'extérieur ngeen dajee su la neexee ngeen dajee tëdd biti taal baaxle fu leen neex ngeen daje fa foo xam ne kenn du yëg comme amatul ci yow nee nga amul ci yow sago ñoo xam te dëgg mais ma gis le premier jour nga maase ma war a jug dem na la noo taxawal nga yaakaar noonu lay yombe doo demee noonu ñëwuma rek pour lii kase il faut nga ma violer la nga ni non tonton man xamoo loolu yow kanaa Astaghfirullah azim ok nga ni xamoo loolu bu ma dévierge xawma loolu tonton bi ni mu tëddal ba du ma génn ci kër gi te toogal il faut ma xam nga il faut ma violer la tey et ce même gars n'a pas pris ton numéro il t'a pas donné son numéro et nee nga ay weer déggoo ko gisu la et nee nga beneen yoon bi la ñëwaat rek ne la aywa tëddaatal ma violé waat la te yow entre temps yaa ngi doon laaj ki may violé kañ lay ñëw te nee nga da doon métti nee nga mënutoo woon sa plainte bi ñu la bindal te nee nga yaa ko bind loolu nga ci doon wax je me sens sale je n'arrive plus à me regarder devant la glace patati patata te yow sax nee nga violé xamoo ñaata la au final mais yow yaa daan toog naan sama violeur bi il vient kañ lay ñëw pour violer waa kii du ñëw di ko bàkkoo ci dëkk bi temps yi man maay maasa diw et puis yow yaay toog sax di kontaan te bu kooku ñëwee kat yow yaay dàq ñeneen ñi pour mu violer la ay waay ndey Samba waa lii yéen ngeen yaakaar suba du tabaski est-ce que suba du tabaski ngeen yaakaar man loolu lii suba du tabaski je pense mais non on est dans un rêve il faut que ñu wax ma que ni on est dans un rêve yàpp c'est au Sénégal quand même au Sénégal tu vois xool cerveau yi am na fu mu àgg quand même soo xoolee ñun ni ñuy dundee ñun ci Afrique sax boo xoolee ñun respecté nañu ci dañuy raisonner ak ni ñuy dundee am nañ tuuti xel quand même mais au Sénégal 21e siècle ci kanamu nit ñëpp lañ toog raconté ñu lii nii ñu toog ñun di ko waxtaanee di ci dindi ay mbalaanu kiiraay
député yi di ci wax débat yi di ci am journaliste yi di yem investigation sur une histoire comme ça barkem maam Cheikh borom daaru yéen ñëpp dañoo war a dagg seen salaire dañoo war a punir ñun Sénégalais yi dañoo war a dagg suñu salaire 50% dañoo war a punir 2 mois yi. Au Sénégal on est en train de parler de ça au Sénégal au 21e siècle ñun ñuy jàkkaarloo benn gel léegi nag xam nañ que ni Sénégalais yi xam nañ li xew léegi bu ñu xoolantee des yeux dans les yeux on saura que ni ay vampires ont vu benn porte ils ont sauté sur la porte ils ont vu une occasion ils ont sauté sur l'occasion dañoo am benn adversaire bu leen jaaxal buñ jiiñ sàcc plusieurs fois sàccul ñu xool lañ bët amuñu dara ci moom far ñu yëkka ni fii lay dem foofu la wax ji nekk lan moo leen di indigné yéen en tant que ay sénégalais des gens yu ngeen di fay seen xaalis ñuy jël seen gasoil di ci dem gratuitement ngeen leen di jox ay indemnité fu ñu ko bëgg ngeen leen jox la toutes les conditions nécessaires fi ñu nekk yépp ci seen àdduna ñoom seen i doom sax nangu ngeen seen condition gën seen condition doom mais da ngeen leen a jox loolu lépp pour ñu liggéeyal leen léegi yéen fi ngeen war a xalaate mooy ce sont ces gens là ñoo gis ne un de leur adversaire bu ñu mënta daaneel légalement ñu ne nañ xool dans sa vie privée parce que keroog dégg ngeen président bi wax li mu wax ci procureur bi naka la ñuy def pour déglu ko naka la ñuy pour am ay information dans sa vie privée là on est sorti du terrain politique dañoo dem dugg ci domaine boo xam ne ñun ñëpp Sénégal ñoo ko war a ñaawlu mooy dem di lëñbët vie privée jàmbur sëyu jàmbur loolu noonu jàmbur ñoom seeni gal ñoom ci kaw ba ci gën a kaw seeni gal ak fan leen di iri xam nañ leen waxuñu si parce que c'est leur vie privée gisuñu leen ñu jël xaalisu xalaa comprendre nga jox leen ñoo xam lañ leen di jox loolu waxuñu ko mais ci poste yi ñu leen jox ci loolu lañ leen di critiquer léegi yéen liñ bëgg ngeen def ko liñ bëgg ngeen jàpp ko mooy nit kooku noonu lañ dégg que ne day dem tel endroit mënoon na nekk salle de musculation mënoon na nekk bépp endroit ñu gis que ne day dem tel endroit léegi yéen li ngeen war a ñaawlu mooy comment ça se fait des gens gis ne une personne day dem tel endroit ñoom au lieu que ñu dem liggéey ci dossier yi mu leen di kepp sàcc gi nañ sàcc ñu dem liggéey moom aussi ci faayam en tant que un député en tant que un homme politique côté bi nga xamante si nii loolu la séq ak Sénégalais au lieu que ñu dem liggéey foofu ñu ne non fii muy dem nii xam nañ fa kenn kooku ñu fa xam nañ fexe ba ni ko fenalal diw tout est là est-ce que yéen da ngeen di d'accord ci ñu gis benn ndaw ne ko fenalal diw boobu est-ce que yéen da ngeen di cautionner affaire boobu noonu quel que soit alpha fenalal diw boobu décision boobu noonu moo ñëw indil tey 17 morts